li tax ñu dindi mbalaanu kiiraay reconduire commission boobu noonu mais kon ba tey député la amul sañ sa jox convocation moom ci loolu la base boobu la ndax commission bi ci article 52 ak 34 dafay wax ni bis boo xam ne ay membre bàyyi nañ dañ ko war remplacer te ñaari membre bàyyi woon nañ ci kon dañoo waroon a jëlaat ñeneen dugal leen ci commission ad hoc pour continuer liggéey mais lan la ñuy yàkkamti mënu ma nangu maanaam benn bis procureur de la république bind si 6 bindaa si procureur bind si procureur général ñu bind si ministre bind si maanaam président assemblée nationale ci benn bis loolu est-ce que yenn na maanaam kon dossier bi dañ koy yàkkamti dañ koo pataxee ngir lan bëgg sànq ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko te ñoom pare nañ pour sànq ko ndax fi ñu toll nii may wax ak yow gars yi ñi ngi defar chambre bi ñu ko war a dugal mandat de dépôt pare nañ pour loolu kon nag situation foofu lañ toll askan wi nag combat bi seen combat la may faral di wax rek mooy nit koo xamante ni askan ñoo la tànn jox la 600 000 voix waa Casamance mosuñoo am doom bu ñu amee nii yaakaar mosuñoo am doom boo xamante toll na fii si politique tey ñu bëgg sacrifier doomu Casamance boobu noonu ngir lan ay intérêt yoo xamante ni ay nit ñoo ko def pour lu neex Macky Sall ma ni kilifa diine yi la ma doon wax ne mooy nañ jógaat balaa béy di woy mbuus aussi trop c'est trop tey tamit bu négee ba jaan jàll ñu dóor sa wati sa yaakaar naa su boobaa tamit day fekk c'est trop tard. Je vous remercie. Merci. dama seet si woon honorable député Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ni tey suba lan doon def plénière bi li nga xamante ni moom lañ fa war a wax nañ ko fa ñëw nañ aussi tamit wan ko li nga xamante ne mooy rapport bi nga xamante ni moom la ñu wax jox ñu ko ci plénière bi moom la ñu lire bool nañ ko ak li nga xamante ni tey mooy PV yi nga xam moom la gendarmerie def ak rapport médical bi ak photo yi nga xamante ni tey Assemblée nationale dugal nañ ko ci biir muy ay photo yoo xam ne photo sexe la yoo xam ne dañ ko boole wane ni kii mooy Adji Sarr yooyu yëpp waxtaan nañ si waaye li ma gis rek mooy fekk naa fi nit ku gëm yàlla nit ku dal nit koo xamante ni ku bëgg réewam la bu fekkente ni nag àddina toll na fii est-ce que ñun ñi nga xamante ni ay kilifa dina lan première avant ñu nekk ay nitu politique wax dafay jot ndax aussi lu ëpp tuuru tey tamit fa ñu jëm ëllëg yàlla rek moo xam fu mu doon ndax fii ak 48 heures ci li ma dégg ci information ñoom pare nañ pour jël si Ousmane Sonko fii ak 48 heures ñoom pare nañu pour jël si ko ak nun ko mën di jëlee nag fekk naa ko nag muy nit koo xam ne ku wér la dara jotu ko koo xamante ni pare na lépp. ndax bu fekkente ni da nga nekk koo xam ne da nga nekk jullit nekk taalibe Serigne Touba lépp lu ñëw sa kaw da nga koy nangu ab dogal nangu nattu yàlla waaye tey lii nga xamante ni ay wëyu ay saay-saay complot boo xamante ni am na ci kaw ba ci suuf ñu am ci ay firnde yu wér kenn ministre de la justice wax ni moom si jëm boppam moo xamal président de la république plainte bi nga xamante ni la procureur général yónnee na ko ni mi ngi ko wax si conseil des ministres te ku ne xam na ni conseil des ministres du am maanaam mardi mercredi lay am. kon jàpp naa ni yëf yi xam nañ lu mu doon ki jël si woon ndaw si yóbbu ko ci Macky Sall tamit xam nañu ko kon am na loo xamante ni bis bu wax jotee askan dañu xam lan moo nekk ci ginnaaw. waaw ndax waxtaanee ngeen li nga xamante ni mooy ñu bëri dañu jàpp ni moom du fas yéene wu joxe boppam même bu ñu ko indee convocation ndax yaakaar nañu. xam nga bu fekkente ni moom indi nañ ko convocation
ci ban base lay wujje kenn nanguwul la dina malaanu kiraayam ndax nee na commission ad hoc bi nga xamante ni tey moom moo joxe li tax ñu dindi malaanu kiraayam reconduire commission boobu noonu mais kon ba tey député la amul sañ sa jox convocation moom ci loolu la base boobu la ndax commission bi ci article 52 ak 34 dafay wax ni bis boo xam ne ay membre bàyyi nañ dañ ko war remplacer te ñaari membre bàyyi woon nañ ci kon dañoo waroon a jëlaat ñeneen dugal leen ci commission ad hoc pour continuer liggéey mais lan la ñuy yàkkamti mënu ma nangu maanaam benn bis procureur de la république bind si 6 bindaa si procureur bind si procureur général ñu bind si ministre bind si maanaam président assemblée nationale ci benn bis loolu est-ce que yenu na maanaam kon dossier bi dañ ko yàkkamti dañ ko pataxee ngir lan bëgg sànq ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko te ñoom pare nañ pour sànq ko ndax fi ñu toll nii may wax ak yow gars yi ñi ngi defar chambre bi ñu ko war a dugal mandat de dépôt pare nañ pour loolu kon nag situation foofu lañ toll askan wi nag combat bi seen combat la may faral di wax rek mooy nit koo xamante ni askan ñoo la tànn jox la 600 000 voix waa Casamance mosuñoo am doom bu ñu amee nii yaakaar mosuñoo am doom boo xamante toll na fii si politique tey ñu bëgg sacrifier doomu Casamance boobu noonu ngir lan ay intérêt yoo xamante ni ay nit ñoo ko def pour lu neex Macky Sall ma ni kilifa diine yi la ma doon wax ne mooy nañ jógaat balaa béy di woy mbuus aussi trop c'est trop tey tamit bu négee ba jaan jàll ñu dóor sa wati sa yaakaar naa su boobaa tamit day fekk c'est trop tard c'est vrai merci. Merci. déggu dama seet si woon honorable député Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ni tey suba lan doon def plénière bi li nga xamante ni moom lañ fa war a wax nañ ko fa ñëw nañ aussi tamit wan ko li nga xamante ne mooy rapport bi nga xamante ni moom la ñu wax jox ñu ko ci plénière bi moom la ñu lire bool nañ ko ak li nga xamante ni tey mooy PV yi nga xam moom la gendarmerie def ak rapport médical bi ak photo yi nga xamante ni tey Assemblée nationale dugal nañ ko ci biir muy ay photo yoo xam ne photo sexe la yoo xam ne dañ ko boole wane ni kii mooy Adji Sarr yooyu yëpp waxtaan nañ si waaye li ma gis rek mooy fekk naa fi nit ku gëm yàlla nit ku dal nit koo xamante ni ku bëgg réewam la bu fekkente ni nag àddina toll na fii est-ce que ñun ñii nga xamante ni ay kilifa dina lan première avant ñu nekk ay nitu politique wax dafay jot ndax aussi lu ëpp tuuru tey tamit fa ñu jëm ëllëg yàlla rek moo xam fu mu doon ndax fii ak 48 heures ci li ma dégg ci information ñoom pare nañ pour jël si Ousmane Sonko fii ak 48 heures ñoom pare nañu pour jël si ko ak nun ko mën di jëlee nag fekk naa ko nag muy nit koo xam ne ku wér la dara jotu ko koo xamante ni pare na lépp ndax bu fekkente ni da nga nekk koo xam ne da nga nekk jullit nekk taalibe Serigne Touba lépp lu ñëw sa kaw da nga koy nangu ab dogal nangu nattu yàlla waaye tey lii nga xamante ni ay wëyu ay saay-saay complot boo xamante ni am na ci kaw ba ci suuf ñu am ci ay firnde yu wér kenn ministre de la justice wax ni moom si jëm boppam moo xamal président de la république plainte bi nga xamante ne la procureur général yónnee na ko ni mi ngi ko wax si conseil des ministres te ku ne xam na ni conseil des ministres du am maanaam mardi mercredi lay am kon jàpp naa ni yëf yi xam nañu lu mu doon ki jël si woon ndaw si yóbbu ko ci Macky Sall tamit xam nañu ko kon am na loo xamante ni bis bu wax jotee askan dañu xam lan moo nekk si ginnaaw. alors ndax waxtaan ngeen li nga xamante ni mooy ñu bëri dañu jàpp ni moom du fas yéene wu joxe boppam même bu ñu ko indee convocation ndax yaakaar nañu si. xam nga bu fekkente ni moom indi nañ ko convocation ci ban base lay wujje kenn nanguwul na dina malaanu kiraayam
ndax nee na commission ad hoc bi nga xamante ni tey moom moo joxe li tax ñu dindi mbalaanu kiiraay reconduire commission boobu noonu mais kon ba tey député la amul sañ sa jox convocation moom ci loolu la base boobu la ndax commission bi ci article 52 ak 34 dafay wax ni bis boo xam ne ay membre bàyyi nan dañ ko war remplacer te ñaari membre bàyyi woon nañ ci kon dañoo waroon a jëlaat ñeneen dugal leen ci commission ad hoc pour continuer liggéey mais lan la ñuy yàkkamti mënu ma nangu maanaam benn bis procureur de la république bind si 6 bindaa si procureur bind si procureur général ñu bind si ministre bind si maanaam président assemblée nationale ci benn bis loolu est-ce que yenu na maanaam kon dossier bi dañ ko yàkkamti dañ ko pataxee ngir lan bëgg sànq ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko te ñoom pare nañ pour sànq ko ndax fi ñu toll nii may wax ak yow gars yi ñu ngi defar chambre bi ñu ko war a dugal mandat de dépôt pare nañ pour loolu kon nag situation foofu lañ toll askan wi nag combat bi seen combat la may faral di wax rek mooy nit koo xamante ni askan ñoo la tànn jox la 600 000 francs waa Casamance mosuñoo am doom bu ñu amee nii yaakaar mosuñoo am doom boo xamante toll na fii si politique tey ñu bëgg sacrifier doomu Casamance boobu noonu ngir lan ay intérêt yoo xamante ni ay nit ñoo ko def pour lu neex Macky Sall ma ni kilifa diine yi la ma doon wax ne mooy nañ jógaat balaa béy di woy mbuus aussi trop c'est trop tey tamit bu négee ba jaan jàll ñuy dóor sa wati sa yaakaar naa su boobaa tamit day fekk c'est trop tard je vous remercie. Merci. dama seet si woon honorable député Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ni tey suba lan doon def plénière bi li nga xamante ni moom lañ fa war a wax nañ ko fa ñëw nañ aussi tamit wan ko li nga xamante ne mooy rapport bi nga xamante ni moom la ñu wax jox ñu ko ci plénière bi moom la ñu lire bool nañ ko ak li nga xamante ni tey mooy PV yi nga xam moom la gendarmerie def ak rapport médical bi ak photo yi nga xamante ni tey Assemblée nationale dugal nañ ko ci biir muy ay photo yoo xam ne photo sexe la yoo xam ne dañ ko boole wane ni kii mooy Adji Sarr yooyu yëpp waxtaan nañ si waaye li ma gis rek mooy fekk naa fi nit ku gëm yàlla nit ku dal nit koo xamante ni ku bëgg réewam la bu fekkente ni nag àddina toll na fii est-ce que ñun ñii nga xamante ni ay kilifa dina lan première avant ñu nekk ay nitu politique wax dafay jot ndax aussi lu ëpp tuuru tey tamit fa ñu jëm ëllëg yàlla rek moo xam fu mu doon ndax fii ak 48 heures ci li ma dégg ci information ñoom pare nañ pour jël si Ousmane Sonko fii ak 48 heures ñoom pare nañu pour jël si ko ak nun ko mën di jëlee nag fekk naa ko nag muy nit koo xam ne ku wér la dara jotu ko koo xamante ni pare na lépp. ndax bu fekkente ni da nga nekk koo xam ne da nga nekk jullit nekk taalibe Serigne Touba lépp lu ñëw sa kaw da nga koy nangu ab dogal nangu nattu yàlla waaye tey lii nga xamante ni ay wëyu ay saay-saay complot boo xamante ni am na ci kaw ba ci suuf ñu am si ay firnde yu wér kenn ministre de la justice wax ni moom si jëm boppam moo xamal président de la république plainte bi nga xamante ni la procureur général yónnee na ko ni mi ngi ko wax si conseil des ministres te ku ne xam na ni conseil des ministres du am maanaam mardi mercredi lay am. kon jàpp naa ni yëf yi xam nañu lu mu doon ki jël si woon ndaw si yóbbu ko ci Macky Sall tamit xam nañu ko kon am na loo xamante ni bis bu wax jotee askan dañu xam lan moo nekk ci ginnaaw. waaw ndax waxtaan ngeen li nga xamante ni mooy ñu bëri dañu jàpp ni moom du fas yéene wu joxe boppam même bu ñu ko indee convocation ndax yaakaar nañu xam nga bu fekkente ni moom indi nañ ko convocation
ci ban baas lay wujje kenn nanguwul na dina malaanu kiraayam ndax nee na commission ad hoc bi nga xamante ni tey moom moo joxe li tax ñu dindi malaanu kiraayam reconduire commission boobu noonu mais kon ba tey député la amul sañ sa jox convocation moom ci loolu la baas boobu la ndax commission bi ci article 52 ak 34 dafay wax ni bis boo xam ne ay membre bàyyi nañ dañ ko war remplacer te ñaari membre bàyyi woon nañ ci kon dañoo waroon a jëlaat ñeneen dugal leen ci commission ad hoc pour continuer liggéey mais lan la ñuy yàkkamti mënu ma nangu maanaam benn bis procureur de la république bind si 6 bindaa si procureur bind si procureur général ñu bind si ministre bind si maanaam président assemblée nationale ci benn bis loolu est-ce que yenu na maanaam kon dossier bi dañ koy yàkkamti dañ ko pataxee ngir lan bëgg sànq ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko te ñoom par nañ pour sànq ko ndax fi mu toll nii may wax ak yow gars yi ñi ngi defar chambre bi ñu ko war a dugal mandat de dépôt par nañ pour loolu kon nag situation foofu lañ toll askan wi nag combat bi seen combat la may faral di wax rek mooy nit koo xamante ni askan ñoo la tànn jox la 600 000 francs waa Casamance mosuñoo am doom bu ñu amee nii yaakaar mosuñoo am doom boo xamante toll na fii si politique tey ñu bëgg sacrifier doomu Casamance boobu noonu ngir lan ay intérêt yoo xamante ni ay nit ñoo ko def pour lu neex Macky Sall ma ni kilifa diine yi la ma doon wax ne mooy nañ jógaat balaa béy di woy mbuus aussi trop c'est trop tey tamit bu négee ba jaan jàll ñu dóor sa wati so yaakaar naa su boobaa tamit day fekk c'est trop tard c'est vrai merci. Merci.
barrière ak buntu kër topp leen jéggi rek lu mu leen wax barrière barrière man dama
dama seet si woon honorable député Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ni tey suba lan doon def plénière bi li nga xamante ni moom lañ fa war a wax nañ ko fa ñëw nañ aussi tamit wan ko li nga xamante ne mooy rapport bi nga xamante ni moom la ñu wax jox ñu ko ci plénière bi moom la ñu lire bool nañ ko ak li nga xamante ni tey mooy PV yi nga xam moom la gendarmerie def ak rapport médical bi ak photo yi nga xamante ni tey Assemblée nationale dugal nañ ko ci biir muy ay photo yoo xam ne photo sexe la yoo xam ne dañ ko boole wane ni kii mooy Adji Sarr yooyu yëpp waxtaan nañ si waaye li ma gis rek mooy fekk naa fi nit ku gëm yàlla nit ku dal nit koo xamante ni ku bëgg réewam la bu fekkente ni nag àddina toll na fii est-ce que ñun ñii nga xamante ni ay kilifa dina lan première avant ñu nekk ay nitu politique wax dafay jot ndax aussi lu ëpp tuuru tey tamit fa ñu jëm ëllëg yàlla rek moo xam fu mu doon ndax fii ak 48 heures ci li ma dégg ci information ñoom pare nañ pour jël si Ousmane Sonko fii ak 48 heures ñoom pare nañu pour jël si ko ak nun ko mën di jëlee nag fekk naa ko nag muy nit koo xam ne ku wér la dara jotu ko koo xamante ni pare na lépp. ndax bu fekkente ni da nga nekk koo xam ne da nga nekk jullit nekk taalibe Serigne Touba lépp lu ñëw sa kaw da nga koy nangu ab dogal nangu nattu yàlla waaye tey lii nga xamante ni ay wëyu ay saay-saay complot boo xamante ni am na ci kaw ba ci suuf ñu am si ay firnde yu wér kenn ministre de la justice wax ni moom si jëm boppam moo xamal président de la république plainte bi nga xamante ni la procureur général yónnee na ko ni mi ngi ko wax si conseil des ministres te ku ne xam na ni conseil des ministres du am maanaam mardi mercredi lay am. kon jàpp naa ni yëf yi xam nañu lu mu doon ki jël si woon ndaw si yóbbu ko ci Macky Sall tamit xam nañu ko kon am na loo xamante ni bis bu wax jotee askan dañu xam lan moo nekk si ginnaaw. waaw ndax waxtaan ngeen li nga xamante ni mooy ñu bëri dañu jàpp ni moom du fas yéene wu joxe boppam même bu ñu ko indee convocation ndax yaakaar nañu si. xam nga bu fekkente ni moom indi nañ ko convocation ci ban baas lay wujjee di kenn nanguwul na dina malaanu kiraayam ndax nee na commission ad hoc bi nga xamante ni tey moom moo joxe li tax ñu dindi mbalaanu kiraay reconduire commission boobu noonu mais kon ba tey député la amul sañ sa jox convocation moom ci loolu la base boobu la ndax commission bi ci article 52 ak 34 dafay wax ni bis boo xam ne ay membre bàyyi nañ dañ ko war remplacer te ñaari membre bàyyi woon nañ ci kon dañoo waroon a jëlaat ñeneen dugal leen ci commission ad hoc pour continuer liggéey mais lan la ñuy yàkkamti mënu ma nangu maanaam benn bis procureur de la république bind si 6 bindaa si procureur bind si procureur général ñu bind si ministre bind si maanaam président assemblée nationale ci benn bis loolu est-ce que yenu na maanaam kon dossier bi dañ ko yàkkamti dañ ko pataxee ngir lan bëgg sànq ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko te ñoom pare nañ pour sànq ko ndax fi ñu toll nii may wax ak yow gars yi ñu ngi defar chambre bi ñu ko war a dugal mandat de dépôt pare nañ pour loolu kon nag situation foofu lañ toll askan wi nag combat bi seen combat la may faral di wax rek mooy nit koo xamante ni askan ñoo la tànn jox la 600 000 francs waa Casamance mosuñoo am doom bu ñu amee nii yaakaar mosuñoo am doom boo xamante toll na fii si politique tey ñu bëgg sacrifier doomu Casamance boobu noonu ngir lan ay intérêt yoo xamante ni ay nit ñoo ko def pour lu neex Macky Sall ma ni kilifa diine yi la ma doon wax ne mooy nañ jógaat balaa béy di woy mbuus aussi trop c'est trop tey tamit bu négee ba jaan jàll ñu dóor sa wati sa yaakaar naa su boobaa tamit day fekk c'est trop tard je vous remercie. Merci.
Hello? Oui. What do you do? dama seet si woon honorable député Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ni tey suba lan doon def plénière bi li nga xamante ni moom lañ fa war a wax nañ ko fa ñëw nañ aussi tamit wan ko li nga xamante ne mooy rapport bi nga xamante ni moom la ñu wax jox ñu ko ci plénière bi moom la ñu lire bool nañ ko ak li nga xamante ni tey mooy PV yi nga xam moom la gendarmerie def ak rapport médical bi ak photo yi nga xamante ni tey Assemblée nationale dugal nañ ko ci biir muy ay photo yoo xam ne photo sexe la yoo xam ne dañ ko boole wane ni kii mooy Adji Sarr yooyu yëpp waxtaan nañ si waaye li ma gis rek mooy fekk naa fi nit ku gëm yàlla nit ku dal nit koo xamante ni ku bëgg réewam la bu fekkente ni nag àddina toll na fii est-ce que ñun ñi nga xamante ni ay kilifa dina lan première avant ñu nekk ay nitu politique wax dafay jot ndax aussi lu ëpp tuuru tey tamit fa ñu jëm ëllëg yàlla rek moo xam fu mu doon ndax fii ak 48 heures ci li ma dégg ci information ñoom pare nañ pour jël si Ousmane Sonko fii ak 48 heures ñoom pare nañu pour jël si ko ak nun ko mën di jëlee nag fekk naa ko nag muy nit koo xam ne ku wér la dara jotu ko koo xamante ni pare na lépp ndax bu fekkente ni da nga nekk koo xam ne da nga nekk jullit nekk taalibe Serigne Touba lépp lu ñëw sa kaw da nga koy nangu ab dogal nangu nattu yàlla waaye tey lii nga xamante ni ay wëyu ay saay-saay complot boo xamante ni am na ci kaw ba ci suuf ñu am si ay firnde yu wér kenn ministre de la justice wax ni moom si jëm boppam moo xamal président de la république plainte bi nga xamante ne la procureur général yónnee na ko ni mi ngi ko wax si conseil des ministres te ku ne xam na ni conseil des ministres du am maanaam mardi mercredi lay am kon jàpp naa ni yëf yi xam nañu lu mu doon ki jël si woon ndaw si yóbbu ko ci Macky Sall tamit xam nañu ko kon am na loo xamante ni bis bu wax jotee askan dañu xam lan moo nekk ci ginnaaw. waaw ndax waxtaan ngeen li nga xamante ni mooy ñu bëri dañu jàpp ni moom du fas yéene wu joxe boppam même bu ñu ko indee convocation ndax yaakaar nañu xam nga bu fekkente ni moom indi nañ ko convocation ci ban baas lay wujjee kenn nanguwul na dina malaanu kiraayam ndax nee na commission ad hoc bi nga xamante ni tey moom moo joxe li tax ñu dindi malaanu kiraayam reconduire commission boobu noonu mais kon ba tey député la amul sañ sa jox convocation moom ci loolu la baas boobu la ndax commission bi ci article 52 ak 34 dafay wax ni bis boo xam ne ay membre bàyyi nañ dañ ko war remplacer te ñaari membre bàyyi woon nañ ci kon dañoo waroon a jëlaat ñeneen dugal leen ci commission ad hoc pour continuer liggéey mais lan la ñuy yàkkamti mënu ma nangu maanaam benn bis procureur de la république bind si 6 bindaa si procureur bind si procureur général ñu bind si ministre bind si maanaam président assemblée nationale ci benn bis loolu est-ce que yenu na maanaam kon dossier bi dañ ko yàkkamti dañ ko pataxee ngir lan bëgg sànq ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko te ñoom par nañ pour sànq ko ndax fi mu toll nii may wax ak yow gars yi ñi ngi defar chambre bi ñu ko war a dugal mandat de dépôt par nañ pour loolu kon nag situation foofu lañ toll askan wi nag combat bi seen combat la
la may faral di wax rek mooy nit koo xamante ni askan ñoo la tànn jox la 600 000 voix waa Casamance mosuñoo am doom bu ñu amee nii yaakaar mosuñoo am doom boo xamante toll na fii si politique tey ñu bëgg sacrifier doomu Casamance boobu noonu ngir lan ay intérêt yoo xamante ni ay nit ñoo ko def pour lu neex Macky Sall ma ni kilifa diine yi la ma doon wax ne mooy nañ jógaat balaa béy di woy mbuus aussi trop c'est trop tey tamit bu négee ba jaan jàll ñu dóor sa wati so yaakaar naa su boobaa tamit day fekk c'est trop tard c'est vrai merci. Merci beaucoup. Merci.